gis ngeen liggéey bu rafet bu fi Matador def xamoo ak waa Afrique culture urbaine donc espace bi dafa naa miin ngeen ko xàmmee ngeen ko yàggul dara semaine passée def nañ fi lii nga xam ne mooy flow up donc flow up dafa naa kenn du leen ko nettali Ngaaka Blindé ci la génnee donc ñoo ngi ci deuxième édition bi donc ñu profité rek di leen waxaale ci occasion bi big respect King Booking Management big respect Afrique culture urbaine donc bi mooy deuxième édition flow up bi passé ba le passé Ngaaka Blindé moo ko jëloon bu leen fàtte benn brique la ñu tegoon 1 million xam nga bii nii di ñëw nii bii ñu nekk nii actuellement moo ngi toll ci 2 millions kon nañ leen dem découvrir ci biir moon leen slameur yu mag yi slameur king of the king yi bismillah sama gars yi bu leen ko raté ñële ngeen di seen ne la xam nga ñoo ñooy waa Carrefour Poétique maintenant zéro Carrefour Poétique a ngi ne la may seen xam nga ñu naan ko benn xataab keeta ku ko xamul dégg na ko tey slam fu mu toll ci gaal seen xam nga doon na ko xam slam bi fu mu toll ci gaal seen moom moo ko fi def xam nga moo ko fi def donc muy faytal slam ay ati at salaamaaleykum salaamaaleykum ziar nañ leen waa Afrique culture urbaine ma man Keba respect Omar Ben Khattab kii ngeen di gis nag moom tey slam bu amee doole sigil gaa yi gis la kii slam bi bu amee doole tey yàlla ak moom xam nga yàlla ak moom mooy mélanger Carrefour Poétique donc muy ci def liggéey bu rëy vraiment Omar Keita donc ñu ngi lay siyaar. waaw ñoo ngi siyaar di nuyu. Omar Keita dañ la doon laaj sa xalaat ci slam ak lan moo tax rap bi ne fi xam nga kabalov ne fi lépp ne fi yow nga bàyyi fi lépp ñëw xam nga di fayal l'islam di jàppale slameur yi loolu lu ko waral. non c'est que bàyyi ma fi lépp déjà jusque dañ ma xam slam bi quoi donc c'est quelque chose boo xam ne dafa ba ma nekk xale la ba léegi quoi man j'ai toujours aimé l'écriture j'ai toujours aimé la poésie j'ai toujours aimé la lecture donc dama mën a wax bu slam bi ñëwee continuité la quoi donc c'est cela donc loolu laa gën a yëg quoi moo tax ma choisir lu bu ñu may gis yu bëri slam bi quoi. Omar Keita actuellement seen projet yéen waa Carrefour Poétique seen projet yi fan la toll da ngeen di def album wala lan mooy seen projet actuellement yéen waa Carrefour Poétique. waaw après 7 ans de la création du club Carrefour Poétique donc comme d'habitude les ateliers se passent chaque mercredi donc fii ci complexe bi maintenant dañ ko décentraliser au niveau de J Hip Hop ak Malal bu ñu defee 15 jours fii def 15 jours fële. donc y a des projets yu ñu taxawal su mel ni le duo mu nekk Sall Ngari ak Zenix c'est un nouveau projet du Carrefour Poétique. waaw ñu ngi tegaat beneen kii bu tudd Al Soufi ñeenti slameur yoo xam dañuy wax ci côté spirituel. donc on a un projet bu tudd Temple des Poètes au niveau de Blaise Senghor chaque mois ñu defoo benn spectacle slam. donc le 21 bii di ñëw mooy journée internationale de la poésie dañ ko fay def fépp ci àdduna bi. donc ñu ne ci profité rendre hommage le grand Cheikh Hamidou Kane bu bind l'aventure ambiguë. donc du coup dañuy def foofu benn au niveau de Guédiawaye ci Malal J Hip Hop donc dañu fay def ci journée bi benn table ronde bi thème bi nekk ci le rôle de non langue dans le hip hop parce que c'est très important ñu utiliser suñuy langue. Malal moo koy animé ak Keyti ci guddi gi ñu def benn soirée poésie vraiment ak tous les slameurs du Sénégal. donc sama gars yi ñoo ko déggandoo le 21 la donc 21 fu ñu koy defee donc ñëpp nañ ko déggandoo J Hip Hop donc ku bëgg a découvrir lan mooy slam na nga jaar J Hip Hop donc le 21 di ngeen fa fekk waa Carrefour Poétique est-ce que affaire waa Carrefour Poétique kese koy def wala yaa de yeneen slameur. Carrefour Poétique ak tous les slameurs du Sénégal lu si mel ni Plume Rebelle lu si mel ni Bande Slam voilà quoi c'est vraiment tout la crème du slam au Sénégal. ok one love waaw man nee na man maa ngi si kon bu leen fàtte Big Man le slameur membre Carrefour Poétique donc incha allah le 21 ñëw leen ngeen seetaan ma. ñu jàll xam nga. kii ka la bandi dëgg. real niggas sama gaay respect naka war naka fi yéen a ngi ci. waa king of the king ngeen di seen ne la ñu naan ko Matador donc surprise bu ñu leen doon wax ak ni donc kii moom tey bu ñu demee ba Jolof ñu naan slam yàlla kii
donc mooy seul ku ñeme def albumu slam fii ci Sénégal gars yi yàgg nañ ko ngunu ci suuf mais kenn ñemew fi slam kenn ñemew fi teg album parce que gars yi dañuy bañ def perte yàlla dogal nag mu def xam nga jël ndam salaamaaleykum Matador. maaleykum salaam Dieng ça va. ñu ngi lay siyaar. waaw ñu ngi delloo ziar. naka follow bi fu mu toll. waaw flow bi gars yi ñu ngi si def nañu déjà 2 éditions am na 2 groupes yu jàll des na 3 waaw ñuy xaar final bi ku koy jël 2 millions yi quoi. yeah mooy lu ma leen waxoon sànq follow partie bu njëkk bi première édition bi 1 million lañ tegoon donc deuxième édition bi ñu teg 2 millions mais Matador est-ce que troisième édition bi du ngeen teg 3 millions. waaw li ñu ñaan kay mooy mu dem ba egg ay 30 40 50 100 millions comme ni am si lamb jeeg feneen ak feneen. waaw mais Matador est-ce que rap bi nu mu fayee tey est-ce que slam bi gëm nga ni dina ko fayee ndax yow rek yaa fi ñeme def albumu slam vraiment yaa fi njëkk a def slam ñun yow la ñu xam bu ñu kenn wax keneen ñun Matador la ñu xam comme slameur waaw donc est-ce que yow am nga yaakaar ni tey slam bi fu mu toll est-ce que rap bi fu mu toll tey est-ce que slam bi dina dem ba toll fa suba wala fu ko raw. waaw dañ ci am njort bu nice quoi parce que tamit rap bi ñun ba comme ni ma koy waxee bañ koy commencé foo lañ ko jàppee woon ñun ñii sax foo lañ ko jàppee woon juste passion lañ ci amoon rek tey je pense que ni modestie à part ci la ñuy dund di ci dundal suñu njaboot bu ñu amul ay milliards tamit ñi ngi wax alhamdulilah comme n'importe quel Sénégalais moins et je pense que ni tamit slam bi buñ ko gëmee ñi ci nekk slameur yi ñu gëm ko xool nuñ koy gën a imposer développer ko dina dem ba def plus que li rap bi def man loolu laa ci njort boobu laa ci am. ok kon nag gars yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen lu Matador wax donc muy président association Afrique urbaine mais Matador dafa mel ni da ngeen a nekk ci chantier di defaraat espace bi mais Matador xaalis bi nga yor moom rap bi moo la ko jox wala slam bee la ko jox wala nu mu demee noonu wala yaa gars yi bokk xaalis wala nu mu demee noonu parce que ñun lii moom xam nañ lii yombul quoi yombul fii Jolof ku koy def quoi dañ ko fi gisul sax nag quoi léegi Matador yow xaalis boobu foo ko jëlee sa xaalis la wala moom nu mu demee noonu parce que yow sa mbir doy na waar de waaw. waaw xam nga loo gis rek am na début fii ñu toog nii di waxtaan tey moo nekkoon tuurukaayu mbalitu complexe bi yëpp moo nekkoon tuurukaayu mbalitu koñ bi si ginnaaw yëpp fii lañ doon tuur seen mbalit yi mbalit mi dafa jale woon ba hauteur ay presque 2 mètres nit xalaatu fi woon a traversé sax di fi romb waxuma laa di fi toog biñ fi ñëwee benn salle lañ ma fi joxoon ma ni directeur bi doy na li ci des ñun nañ ko jéem ñoo ko fi indi suñu bopp parce que loolu la ma culture hip hop jàngal mooy ni à partir de dara war ngaa mën a teg loo xam ni ku ñëw teg ci bëtam teg ci loxoom xam ne lii lu ñu développé la donc du si rab bi kese parce que en tant que groupe on s'est fait tout seul ci banlieue bi lañ jógee amuñu grand frère wala tonton wala benn nit boo xam ni il est bien placé pour bu ñu accompagner wala bu ñu sax xëcc tuuti quoi donc on s'est battu depuis BMG loolu laa xam loolu laa màgg ak ci biir culture bi may def nii ak hip hop bi lépp donc espace bi tamit bi ñu fi ñëwee je me suis dit que ni ñu def ba samp suñu groupe ba au moins foo taxaw ci Sénégal wax ci hip hopeurs yi wax BMG ñu xam ko dinañ xam Africulture dinañ ko dégg te dinañ fi développer loo xam ne tamit nit ñi dinañ xam ne du wax kese la ñu mën du proposer ay idées kese la ñu mën mais concrètement sur le terrain am na lu ñu mën moo tax ba léegi ni chantier bi moo mujjee damay xëy si chantier bi ça fait 2 semaines dañuy tibb ciment dañuy pousse dañuy def leneen ak leneen parce que tolloo nañ jamono yoo xam ne def nañu manœuvre di accompagner ay maçon pour am as tuut fekk ñi ngi nekkoon élève donc li ñu gëm mooy ni suñu ay doole suñu ay moyens buñ ko mobiliser duñu soxla kenn noonu la ñu commencé espace bi ab bi ba tam fi nekkoon pendant 5 ans tey yàlla def ñu am ay partenaires yi jox ñu xaalis bi du xaalisu Matador xaalisu association Africulture ban la te bëri na fi ay association bu waxuma la sax ci musique yi rek ci musique bëriwul amul association ci musique amul yéen a ko fi njëkk a teg waaw vraiment li ma xam mooy benn nit bu am ay moyens teg structure am mu koy liggéeyal man association laa yore xaalis bi du xaalisu Matador xaalisu association bi la donc xaalisu association yàgg nañoo gis ni du dem ci projet wa nam si war a demee projet yi fi bëri Sénégal loolu la parce que nit ñi dañuy ñëw indi idée yu nice indi projet bu rafet xaalis bi dugg ñu teq genn wàll ga loolu moo tax projet yu bëri demuñ lii projet hip hop la ay jeunes seq ko
ñu ni la daaw 100 millions dem na si te Matador amul kër dawalul oto yi gars yi di dawal parce que xaalis ba fa mu dugg war a dugg lañ ko dugal ñi ci war a fay ñu def pour yi ñu fay leen li ñu war a def ci espace ñu def ay millions lañ fi def nii ci réflexion bi mënoon nañ ko def suñu kër mais liñ fi ñu def nii moo ñu gën a yitteel parce que liggéeyu luñ suñu bopp askanu lëmb la ñu liggéeyal mu askanu hip hop musu ko am te yaakaar moom mu bariwaat yeneen yi fi am yëpp ab nit ay ñëw jël ay millions rek def fa ñun dañoo commencé si sunu ñaq ak sunu poos di fi def ba partenaire gis ko ba xam ni ñii caaxaanu ñu mu door fi def ay xaalis boobu donc ku daan def ci poosam bu amee ku koy jàppale indi da nga koy gën a dimbali parce que day gën a sawar pour def ko te du yem ci nii lii benn étape la dañ koy gën a développé ba nit fu mu jóge ci àdduna bu ñëwee fii toog waxuma la hip-hopeurs yi day respecté jeunes sénégalais yi xam ni am na ñu gëm seen réew am na ñu gëm seen continent xam nga lan moo am Afrique du benn jeune mooy jóge Amérique ñëw liggéey ko du benn jeune européen français ou Amérique allemand wala belge mooy ñëw liggéey Afrique mais ñun les jeunes africains ñoo war a tabax Afrique dafa yomb ñu critiquer nag génération yi passé ñu naan depuis 1960 50 ans mais ñooñu ci 50 ans yi am na lu ñu def am na lu ñu xeex ba ñu am ko muy indépendance am na leneen ak lu ñu def bu ñu wax ni li ñu def baaxul am na lu ñu def est-ce que ñun dinañ def plus que ñooñu on doit se poser ñun ñu poser suñu bopp question yooyu ñu xam ni ñu ngi bëgg a yeex nag war nañoo tàmbali bi mooy ku nekk li nga xam li nga maîtriser nga nekk ci jéem ko développer on a même pas bu boobaa du ñu soxla accompagnement état wala keneen damay dégg souvent ci Sénégal na jëm ci Sénégal ca kanam je ne sais pas bu Tunkara dama koy seetaan chaque matin day laaj gars yi souvent li fa ëpp li jaar ay association lañu est-ce que gars yi dinañ cotiser wu pourquoi doo leen cotiser wu ngeen xaar état et il a raison waruñu toog di xaar état fii bu ñu toogoon di xaar état kon tey du egsi fii tey état fekkuñu fi mais ñeneen ak ñu fiy fekk te ñooñu bu ñu arrêté duñu fi fekk dañuy continuer di fi def parce que waruñu xaar kenn et il demande souvent pourquoi gars yi doo leen cotiser wu parce que Africulture actuellement 1250 et quelques membres la ñu am carte de membre. waaw. imaginez. lépp ay rappeurs lañ. duñu ay rappeurs am na ñoo xam ne sax defuñu duñu ay artistes mais dañu gis initiative mu neex ni ñu jënd carte de membre. imaginez 1200. jënd carte de membre kon ku ci bëgg a adhérer da ngay jënd carte membre. carte membre mbaa jarul 20 000 wala 10 000 affaire. 1000 francs lay jar te boo ko 1000 francs kese. waaw carte membre bi moom. carte membre bi ku ko am moom lan la ban opportunité la Africulture urbaine amal lan. opportunité bi mu lay amal mooy ni espace bii ni boo ko soxlaa booy jëndee sa album duñ la ko louer dañ koy mettre à ta disposition te xam ne ay millions lañ fi def. matériel bi ñu am muy sonorisation boo ko soxlaa dañ la koy abal. peut-être tu vas payer les techniciens nag parce que ñooñu man mënuma mayee seen doole parce que seen profession la seen liggéey la. studio d'enregistrement bi boo ko soxlaa. dañ la koy abal nga fay technicien yi moo tax muy nekk moitié prix. waaw boo amee tamit projet wu jënd album ñu accompagner la par rapport ak sunu xam-xam ak sunu expérience bu ndaw bi ñu am ak sunu ay connexion je pense que ni carte de membre bi 1000 francs jar na loolu yëpp. jar na lu ko ëpp. li Tunkara di poser question boobu. dafa bëri mais xam nga bu ñu doon cotiser wu ñu gëm ni war nañu mën a cotiser wu. 1250 membres chaque mois ku nekk bu defee 1000 francs 1,250,000 la ñu produire kenn wala ñu teg ko benn concours ku gagné am nga loo defee sa production wala mu ñu am feneen leneen loo xam ne mën nañ ko def loo xam ne day développer hip hop bi mais pourquoi on ne demande pas de cotisation depuis le début de Africulture damaa mës a bañ cotisation parce que Sénégal la ñu nekk. souvent day poser gars yi question bi du ñu am lu ñu répondre mais Sénégal la ñu nekk nga jóge bitim réew nga ñëw indi projet ni gars yi dajaloo leen dañuy cotiser di def ay projet ñu ne waa ji dañoo bëgg a nax bëgg a lekk suñu xaalis. si dama mës a daw lool parce que tam il faut ñu nangu réalité boobu Sénégal yi moom dañu gaaw a tam nit dëmm ci xaalis. te fii nee naa la 100 millions dugg na fi te déggoo coow xaalis Africulture. 100 millions dugg na fan fii ci espace bi. ci Africulture daaw budget 100 millions la ñu. maanaam seen projet Flow Up kii Flow Up ak Festa 2S
atelier hip hop academy atelier yu fi am waaw. et pourtant ay daayira sax xaalis tas na ko Sénégal. waay esprit boobu di tas affaire yi moo tax mënuñu développer sans pour autant ñuy xaar ay ndimbal mais bu doon ni esprit boobu nekk fi imaginez chaque mois mën nañoo jënd benn groupe chaque mois parce que 1,250,000 ci produit boo ko def la lay dese du bari waaje bu defee li ci des rek dem nga surtout am nga studio lépp mais duñ ko def parce que nit ñi pareeguñu pour liggéey dañuy xaar benn nit ñëw jël xaalisam produire la te producteur amatul moo tax ma ne ak slam bi buñ ko gëmee dégluñu parce que duñ leen jay duñ leen wax lu nekkul xam nañ li xew fii xam nañ li xew bitim réew xam nañ li xew ci scène internationale bi xam nañ li xew ci showbiz international xam nañ li xew ci showbiz bi fii parce que li existé woon il y a 10 ans artiste bi war cee mën a dund amatul léegi leneen a am ku ko comprendre di nga xam fan ngay taxaw ak nan ngay doxee ku ko comprendre jaakaar ne li amoon moo am ba léegi da ngay def sa musique pour xaar benn producteur ñëw gis sa talent produire la ku koy xaar di nga naaja trop slam bi mën na développé wu mais ñiy def slam bi nañu gën a xam ni dese na leen lu bëri hip hop bi def na 20 ans et plus même 25 ans sax laay wax te gis nga fi mu toll slam bi defagu fi 10 ans non premier album bi ngay wax noonu maa ko jënd maa fi njëkk a toog wax slam ci Sénégal ñu ma wax Slam Diallo c'était 2S TV la woon loolu depuis loolu booboog léegi c'était ay 2000 2003 2004. ok mais yow grand lan moo la motiver ba nga am fitu ñëw loo xam ne Sénégal xamuñu ko muy slam xamuñu ko musuñu slam xam nga dégg rek lañ ci am ay grand corps malade lañ doon dégg ak. kaay ma corriger encore. parce que wax loolu. xamuñu woon slam Sénégal ba may wax slam. ok xamuñu grand corps malade c'est bien yàggul. ok li ma lay wax nii lu leer la. parce que dañu c'était ay 2002 ñu dem Bruxelles ñu wax ñu slam ñu joué ñu xamuñu lan la ñu won ñu film slam bi Saul Williams dem ñu seetaan ay spectacle slam ñu ne lii war nañ ko mën parce que écriture la ak maîtriser parole. dañu yàgg a liggéey sunu voix dañu yàgg a liggéey ak ci ay textes ñu ni kon lii war nañ ko mën ñu essayé mu jàll ñu ñëw Sénégal wax slam gars yi xamuñu luy slam xamuñu woon grand corps malade jamono jooju dañ koy wax. te boobu ñëwee ñoom Saul Williams ñoo fi nekkoon. Saul Williams si film laa ko xam. mën naa la indil affiche boo xam ne ça date de 2004 boobu kenn wax slam et on était dans des programmes de slam mais pas Sénégal bitim réew muy Belgique. nga fay gis Abdel Malik et tout boobu dañuy soog a démarrer kenn xamu leen sax France ba ñu dëkk ni ñu leen xamee tey lu leer laa lay wax ni bi ma ñëwee Sénégal je me suis dit slam bi ñuy def nii muy toog ci salle amul musique amul sax micro salle yi c'est insonorisé da ngay wax ak sa voix naturellement nit ñi di la dégg ñu koy def muy jàll ma ni lii war na jàll Sénégal parce que xam nga ndax lan mbind mu rafet kàddu yu am doole yu neex gars yi dañ ko bëgg. te man aussi xam naa waa BMG 44 bu dee xalima rek macha allah ak engagé kooku moom loolu du leen jaaxal. donc du teewuma woon ci sumay slam te ñi njëkk a gis li ma njëkk a def ci slam dañoo yéemu te boo may yéeg di ko def man wóoroon na ma ni jour boobu bu ma yéegee li may def keneen du ko def parce que. am na fu mu ci tolloon ci benn niveau parce que dañ ci liggéey plus de ay 3 mois ñibbi si Sénégal dal ci loolu du ma wax nañ ña fa nekkoon mais jour boobu ñu bari sumi nañ seen baxana ñëw sujjóot billaay wallaay taalaay. dëgg la parce que boobu xam naa fi ma toll ci slam nekkatuma ci lu may laam-laamee mais damay xool ba ban niveau laa yóbbu nit ki may déglu loolu nag il faut slameur yi xam ko mën nga yore sa texte di wër naan maa ngi slam. yaa ngi récité say texte te slam dimension la daa am dimension boo xam ne boo koy def ba yegg fa loolu la ñuy wax la dimension slam neexul mën ngaa slam 1000 fois te doo atteindre dimension boobu yow mi koy def bis boo demee ba egg fa day mel ni lu ñuy wax ab aal boo demee ba egg fa boo wàccaatee da ngay xam ne tey slam nga. ok Matador man yàgg naa seetaan say spectacle slam comme nu mu ko waxee slam lu jóge ci xol dellu ci xol. Matador bu slam boo koy seetaan
tey sa yaram day tàng jër. man mos naa fekkee sa benn programme nga joué ba pare am benn femme bu ñëw di jooy jooy bu metti ne sama yaay dafa la soxla nee na nga ñëw wax ko sa problème mu fajal la soxla bi yëpp mooy ba ngay bind sonn booy ba sonn booy di génn clip boobu benn maire bu bari maa ni engagé pour defal la lépp xam nga loolu vraiment wane na ni la ngay wax ci xol lay jóge te ci xol lay dellu mais Matador léegi jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo ngi slam est-ce que ñoom war nañoo mën a def ay album slam comme nu nga ko ñemee defee est-ce que war nañ ko mën a def wala lan nga leen di wax pour ñu mën ko def. waaw mën nañ ko def il faut ñu def ko mais nañ ko liggéey ba mu mat sëkk parce que slam bokkul ak rap tamit munoo def benn album ñaata titre lépp nga def ko ay parole kese il faut nga xool def ko ci benn liggéey ci direction bi bu baax. ba ma ko defee léegi benn album laa def 2007 la ak léegi maa ngi liggéey ci beneen bi j'ai tout ci biir bopp bi defaat naa ak suba album boobu mën naa wax ne album slam bi la ñu génnewaat ak suba dinañ defaat beneen ñu ngi commencé année bi dinañ ko commencé liggéey naa defaat beneen album slam. Wow. Mais slam mbiru tolluwaay la bokkul ak sax musique bi ngay def nii parce que il faut nga jënd album il faut nga actuel et tout dafa bokk ci tolluwaay da nga koy yëg dëggantaan parce que normalement waruñu ko def ci album di ko jaay support na live la war a nekk lu naturel nit ñi toog nga slam mais comme adduna bi dafa dox bañ koy def ci ay support il faut nga xool ni nga koy defee ci support yi. Et li ma mën a wax mooy ci albumu slam lan moo ci xaw a jafe mooy ni nit ki toog di ko déglu tey xolam fi muy nekk fi muy toll ak jour bi muy toog jour bu nekk bu koy déglu ak ci dimension bi mu koy fekk noonu lay déggee album bi xaw ma ndax comprendre nga. yaa dégg naa la bu baax. tolof tolof bu mu mën a toll rek ak. xam nga ku bëgg. waaw toog di déglu. ak ki am naqar toog di déglu ni ñuy déggee paroles yi du nekk benn. man mii slam bu ma taxawee ci kanamu ñetti nit di slam ak bu ma taxawee ci devant 1000 personnes de slam du nekk benn. moo tax texte slam souvent boo ko bëggee def si album day metti parce que mënoo paramètres yooyu yëpp da nga koy suuraale booy slam parce que booy slam bu ma doon slam fii seen kanam ak bu ma doon slam ci mbooloo boo xam ni fu sa bët yam la ñuy yam du nekk benn kàllaama yi ni nga koy jénnee ak doole bi ngay def si mooy du bokk ak boo koy def nii ci kanamu ñetti nit donc yooyu yëpp dafa am ci slam bokkul ak musique bi nga xam ne da nga koy def teg ko ci kaw musique instrument yi accompagné ko ki koy déglu ni mu koy déggee rek la koy déggee tout le temps noonu lay mel alors que slam day tenir en compte ci paramètres yooyu espace bi nga nekk ñi koy déglu ak nan ngay capter seen attention ñetti nit pour nga ni leen noppiloo leen moo gën a yomb junni nit nga na bëgg leen a noppiloo li nga bëgg a def ci ñetti nit seen nopp ak junni nit nga bëgg koo def seen nopp mu nekk benn te loolu nag mu fa la mbuutu slam nekk daa am foo war a téye nit ñi ba pare am foo leen yóbbu te pour nga yóbbu leen dimension slam bi nekk yow nga ànd parce que du de yow rek yaay dem si dooy dem da ngay yóbbaale nit ñi moo tax war ngaa slam nit ñi jooy nga slam nit ñi reetaan ba xalangu ba tëdd si suuf yépp liggéey la ci par rapport ak kàddu yi nii bombe atomique du bouton bi koy taal moo ko déclenché de ci ay kàddu échange lay jógee ñaari nit déggoo ñu échange ay parole dem muy conflit bi di gën a yaatu ba ñu bës ci bombe ñu mu faagaagal ñu bari. waaw kàddu dafa am doole am na doole bombe atomique boobu boo jéemee nag lijjanti fan la doole boobu nekk ci biir kàddu bi pour maîtriser ko moo tax li ngay def nit ñi dañuy jàpp ni dafa yomb mais du lu yomb daa am loo maîtriser loo téye mooy tax nga mën di def li ngay def li ngay wax noonu aal boobu yooyu ngay def nit du dañuy yeewu rek ñëw toog rek def ko daa am loo xam ne da nga koy liggéey di ko liggéey ba xam ni fii la ba nga téye ko mooy tax ngay mën di def loolu pour nga def ko pour ñetti nit ak pour nga def ko pour junni nit ça c'est pareil da ngay xam rek doole bi muy soxla nga envoyé ko nit ñi mu mën a egg si ñoom nga téye leen yóbbu leen fi nga ba leen bëgg a yóbbu loolooy li ñuy wax dimension slam
man mii damay slam lu bari loo xam ne nit ñi dinañ kontaan mais damay xam ni récité naa sama texte mais ay slamuma. ok mais Matador loolu raar na caw de man yow man foo mos a jouer slam Jolof man dem naa fa teew parce que man su ma bëggee slam tey yow yaa tax su ma bëggee slam big man xam nga membre ci Carrefour Poétique su ma bëggee slam yow yaa tax vraiment yéem na ma daal man dama ne woon mais grand bi est-ce que amul lu muy gàllankoor parce que koo xam ne moom bu slamee ñëpp daanu ñëpp yuuxu vraiment loolu lan la mu yéem ma lool. waaw non xam nga africain moom lu ko yéem rek mu def ni ay werd la wala ay affaire yu mu sotteekoo la loolu africain mooy xalaate noonu mais non liggéey la. billaay wallaay taalaay liggéey la te boo liggéeyee ba téye ko da nga xam ni téye nga ko dootoo tiit ci dara te foo taxaw yow mu da lay wóor ni sérieusement du lu ñuy hésiter dañuy xool nu mu ñu neexee ne fa lañ koy yemale. ba fu ñu ko bëgg a yëngal yóbbu ko dañ ko fay yóbbu mais maîtrise boobu rek moo am solo te loolu nag liggéey bu yaatu la gëstu bu yaatu la looy togg la quoi day dem ba da nga koy mi ngi mel ni rek footballeur bu aay mais xam nga école de foot am na et tout mais am na foo xam ne waa ji bu fa tollee da ngay xam ni kii da nga naan mayu yàlla la quoi fekk ni maîtrise la rek. day mel ni yomb mais yombul. ok gars yi kon Matador ngeen doon am vraiment ñu ngi koy sant di la gërëm vraiment ci lii ndax xam nañ ni lii yombul lii xam nañ la ñun xam nañ la bu baax donc lii boo ñu ko nangulee vraiment dañ la ci sant di la gërëm mooy la ma leen doon wax rek Matador a ngi ni nit la koo xam ne vraiment oyof na liggéeykat la donc boo ñëwee ci chantier bi fekk ko fii day bale day yëkkati ciment day def lépp xam nga. donc big respect Matador ci kaw ci kanam léegi sa dernière kàddu lan la woon ak nga may ñu même bu dee benn 8 mesures slam sax bëgg nañ quoi vraiment. waaw dernier kàddu bi mooy di leen encourager li ngeen di def nii bu leen ko xeeb suba mën ngeen a diriger ab télé africain bu nekk daa war a am rêve gëm ko ni lii day réaliser wu bu dee jël 100 ans tamit sax dinaa ko réaliser parce que foofu lañ toll le rêve américain bi ñuy wax dafa war a am léegi loolu la foofu la Afrique toll. ñu gëm ni fii mooy suñu futur et bu kenn xeeb la mu nekk la waaw nañ ko gën a approfondir gën ko professionnaliser suba mu doon dara ay nit di leen yi liggéeyal sax quoi waaw loolu daal mooy kii bi ku ñu gëm ñaari baax waaw comme te période journée mondiale de la femme la ñu jógee dafa am dañ ma ci invité woon benn jigéen adjouza c'est bi spectacle am donc on était parti ak benn texte donc je peux faire comme mooy actualité un peu ñu def ko ladies first lady jàmbaar joni jàmbaar léegi jàmbaaru jigéen ca waar wa tàmbalewul léegi tolluwaay la démb tey la taxawaay yi egsi émancipé laaj égalité parité ci benn société ñépp kawe amatul ku suufee jigéen ñi xeex ba jot ko war nañ leen a bégee oméga bêta femelle alpha Aline Sitoé Diatta mère Teresa Yacine Boubou dame de fer jigéen ñu dëgër këng wow ni xeer. sama gars yi Matador ngeen am big respect Matador ci kaw ci kanam kontaan nañ